ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jarna fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. salaamaaleykum mbokk internetu Sunugal 24 am nañu mbégte bu yaatoo teewaat ci plateau bu yanj bi ñu ñëwaat ak yéen ci seen beneen émission Sunugal people comme ni ñu koy defee saa su nekk namoon naa plateau bi nag namoon sama mag yi Eva nee naa leen nag ñamba dawul woon te fuuti doole ba tax na jaar ñëwaat na fa seen feggoo ak magam ci biir plateau bi di Sunugal people comme ni ñu ko daan faral di defee saa su nekk Eva nuyu naa la. macha allah Mame Bousso am mbégte bu baax a baax. gisaat la ci biir Sunugal 24. yow duñ la wax dalal ak jàmm dañ lay wax doxalal rek. dañ ngeen wax ma ñëwaat nga ci sa kër. waaye namoon naa la waaw comme li may wax saa su nekk rek nee naa leen fu ma mënti dem dama naan leen lu ma mënti mel tey Sunugal 24 la. macha allah ñoo ma formé aw ma seen fay. macha allah Moustapha ba ci yow mi sax di Eva ba ci technicien yi vraiment aw ma seen fay donc su ma ñëwaatee damaa ñëwaat sama kër. ñëwaat nga sa kër waaw ñëwaat nga sa kër. yor nga say micro doxalal ñu doxal waaw ñu doxal ñu daal di fas yéene waxtaanee tey li nga xamante ni rek ay cas la maanaam ñu doxee ko ak kaawu Mbathio Ndiaye ak Amina Poté jamono ji ñu toll nag ñoom 2022 bi dañ koo gàttandoo rek ak kaawu divorce yoo xamante ni rek jamono ji jox na polémique bu rëy ci réseau yi ku ci nekk rek di àddu du ci wax moom la ñu koy dooree bu ñu noppee teg ci ñaar xarañ loo mi nga xamante ni ginnaaw bi nga xamante ni def na ab vidéo ginnaaw ba mu doon sekk ak suñu naataango yi di tontu ki nga xamante ni rek mooy Beka Mbaye ca la mu wax ak doomam bu ñu jógee ci loolu dem ci délégué Amar toujours délégué Amar moom ak Moustapha Dramé ak ki nga xamante ni mooy Sidi Diop lañ cey wax bu ñu ca jógee dem ci mariage Fadel ak Ngaaka Blindé bien vrai que ni moom Fadel wedd na ko waaye jamono ji ñu toll nii dafa mel ni réseaux sociaux yi ñu ngi dëggal di wax que ni mariage mi ngi waaj a xew ci seen diggante suñu noppee nag daal di koy tëjee ki nga xamante ni rek mooy Aïcha Ly mi nga xamante ni rek dafa disparu woon jamono yu ñu weesu semaine passée rek la daal di réeroon jamono ji nag ña ngi ko gisee fa nga xamante ni mooy Côte d'Ivoire ak lu mën ci xew rek dinañ gën a yaatal waxtaan bi Eva mais comme ni ma ko waxee dañ daal di tijjee kaawu Mbathio Ndiaye ak Amina Poté ñaar ñooñu nga xamante ne nag ay nit yu siiw lañ sénégalais yi bëgg leen di leen topp 2022 bi nag ka ñu tijjee ko ñi dañoom ñaar ñooñu lay dañoo divorcé ki nga xamante ni mooy Mbathio Ndiaye divorcé na ci jëkkëram di Mame Baye Amina Poté tamit ci Moussa Diouf mu nekk cas boo xamante ni nag ñëpp a ngi ciy wax kon Eva ni ma ko waxee sànq rek naka nga jàngatee lu ñu mel wolof de nee na cin bu naree neex bu baxee day xeeñ 2022 bi mënoon nañ ko tijjee ay am doom ay wasi ay ngénte xam nga ñu doon xaar ngénte Mbathio doon xaar ngénte Amina Poté mais bu ñu jékkee-jékki dégg ay divorce jaar lii dafa doy waar donc comme niñ koy baaxoo di defee à chaque fois xool li nga xam ne moo di actualité bi ñu analyser ko ci suñu tolluwaay boole ko ak éléments yi nga xam ne am nañ ko ci ay révélation yu ñu def buñ ko dooree ci kaawu Mbathio Ndiaye donc dañuy wax ci divorce yi bu ñuy wax ci divorce yi mën nañu laal cause yi maanaam divorce yi léegi en général voilà nekkul ñoom rek ñoo fi divorcé mais Olof Ndiaye daf naan ku bindoon ni tama ñu tëggee la ni tama boo siiwee boo divorcé ñëpp ko yëg effectivement comprendre nga bu ñu dooree ci kaw Mbathio Ndiaye cause yi mën na nekk ci ku góor ki mën na nekk ci ku jigéen ki mais kaw Mbathio ak révélation yi nga xam ne jot nañ ko ci def bu ñu demee ba bañ koy takk sëy ñëpp yëg ko ak mariage Mbathio ni mu demee woon dem nga ba boo demut bu la fa carte boo amul message doo dugg maa nga fa woon xam nga man moom maay fépp yaay Sénégal chaque jour mën na leen Eva mooy Sénégal xam nga boo demee ba di organiser mariage bu toll ni mariage Mbathio koo amul message doo dugg ñu def ko mariage boo xam ne macha allah boo fa demee xam ne ñii fere nañ ci xaalis bu ñu jékkee-jékki déggaat Mbathio divorcé na donc dafay bett ñu bari parce que ñaar ñu bëggante wut jaara sama gis-gis mënuñoo sëy waaye sëy yet dafa am lu ko lal loo xam ne war nañ koo mën a wax te tant que jógewu fa sëy du yàgg muy intérêt intérêt bi ngay xool ci ku góor ki boo ko gisatul dem ku jigéen ki
intérêt bi ku góor ki xool ci moom bu ko gisatul dana dem. moo tax à chaque fois dañu naan dëgg la sëy xaalis am na ca njëriñ waaye nu ko mbëggeel jiitu ngor jiitu ko. sëy te yàlla tax jiitu ko. waaye itam jàppalante daf caa am part. ka muy ku góor ki ka muy ku jigéen ki. jigéen bu yërëmut góor jigéen bu bëggut jëkkëram du fa toog waaye góor it dafa war a yërëm jigéen. mais sëy léegi fenante daf koy lal chantage daf koy lal intérêt personnel daf koy lal. waaye itam intérêt boobu dañu ci jiital alal surtout ñi nga xam ne dañoo siiw. tey jii Mbathio boo xoolee bañ koy tagg dotu 10 millions la ñu waxoon. ak bague en diamant. ñu delluwaat am ay audio yu fuité ñu ne Mbathio 3 millions lañ ko may moom moo ci yokku yeneen yi ci des na ay 10 millions ak bague en diamant. c'est normal peut-être bëggoon na sagal boppam. wala mu sagal jëkkëram. parce que gis nañ ko fi jaara jigéen góor mën na ko takk ku góor ki yorul dara ku jigéen ki jël xaalisam jox ko. boo demee l'islam danaa la nangu na ko bu fekkee ku jigéen ki daf ko lebal ku góor ki mu takkee ko moo gën njaaloo wala def lu yàlla yëpp bëggul. bu ñu demee nag ba sëy am seen diggante ci kaw consentement boobu ku góor ki bu ko yàlla mayee mën na jëlaat xaalis boobu delloo ko jabaram. c'est normal donc Mbathio bu fekkee ne que loolu am na mu jëlaat xaalis boobu def ko ci takkam pour sagal boppam sagal jëkkëram. mais daf ci am loo xam ne à chaque fois doo mën comprendre en tant que jigéen boo xamante ne nii duggagoo ci sëy yu ci bari bari daf lay tiital surtout ci côté célébrité yi. dañuy bëgg exposer seen vie privée buñ la mayee xaalis nga def statut dem nañ ba léegi bu ñuy yóbbu may gu njëkk dëgg la sëy dañ koy siiwal mais ni ñu ko bëgg a siiwale léegi dafa ñaaw dafa ñàkki teggin et puis dafa am benn influence boo xam ne daf koy def boo seetloo ci ay people yi fi jotoon jàll. jotoon naa la ko fi wax dafa am influence boo xam ne daf koy def ci yeneen xale jigéen yi topp ci seen ginnaaw en général boo xoolee ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñuy may ay millions ñu exposer seen vie privée ci réseaux sociaux yi seen sëy du yàgg. boo toogee ak boroom xam-xam yi ci ni ñu la ko expliquer dëgg la ku takk sa jabar tey boo sañoon def ci moom loo xamante ne nii même bu doon ay milliards jigéen jar na ko jigéen jamaa la lépp luy góor def ci moom jar na ko. yaa ngi dégg. da ngay gis koo xam ne takk na jabar joo xam ne sëy na ba tas sëyaat ba tas mais bu koy takk daf koy teral parce que daf koy def ak yéene amour dafa jiitu loolu. jigéen yàlla moo ko teral mais nu ñu koy tasaaree ci réseau yi moo garaaw. mais dogguma la est-ce que nekkul ñoom dem nañ ba wax que ni célébrité maanaam nit koo xamante ni dangaa siiw donc am na loo xamante ni bu la dalee ci sa vie maanaam sëy ak yeneen yu ni mel même yow boo ko fesalut ñi la jege ñoo koy fesal ndax dem nga ba siiw ñëpp xam nañ. moo tax ñu ne la tong ci yow rek àdduna bi yëpp. siiw du jàmmi boroom. ñu siiwal la ci lu baax. moo gën ñu siiwal la ci lu bon te jigéen ñi muy man muy yow. da ngay gis jigéen bu copain wam mere sax balaa am jàmm def statut même bu bindu nekk moom dafa xuloo ak copain wala mu bind turam am na nu mu koy waxee noo xam ne di nga xam ne kii dafa xuloo ki mu nekkal jigéen ñeet noonu la ñu mel. gis naa fukki siiw koo xam ne bu mu divorcé jabaram léegi dafa gudd 2 mois jabar ja bañ ko mayee baat mu meef ay bagaasam dem seen kër matut 2 jours ma ngay def statut Facebook Instagram WhatsApp def célibataire 100%. mais loolu dama la ciy fekk ci benn instant ndax ki nga xamante ni rek mooy le cas de Amina Poté moom gis nañu saa su nekk rek bu amee jëkkër daf koy fësal ci émission yi muy def foofu ca TFM wax que ni sama jëkkër lii tagg jëkkëram kañ jëkkëram quelque temps après boo gisee rek nit ñi sax def nañ seetlu boo xamante ni boo gisatee muy gañ góor ñi rek xamal ni génn na ci sëy ba wala jote na ak ki nga xamante ni mooy borom këram mu nekk mbir moo xamante ni ñu bëri dañ ko seetloo mais damay ñëw ci ba tey ci kaaw ci ki nga xamante ne mooy Mbathio bu ñu fàttalikoo ay at ci ginnaaw dafa dundoon ay jafe-jafe yu metti ci ay photo yoo xamante ni fuité woon na ci moom photo yu doy waar mu metti woon ko trop metti ñenn ci sénégalais yi ñëpp doon ñaawlu lu ni mel te yàlla du dox yàlla suturaal ko may ko borom këram bii di ki nga xamante ni mooy Baye Niass Ndiaye tey ndax jàppoon ni Mbathio dafa waroon a toog ci sëyam boobu rek ngir daal di rek même ba loo xamante ni ay photo le passé c'est le passé am na loo xam bu nekk ci sa ginnaaw jëratul nga koy gestu waaye naka war na laa servir leçon boo xamante ni sa présent di nga ko defar rafetal ko ba mu rafet. gis nga li Mati Carter Dieng wax. nee na am na ñoo xam ne moom dafa jàpp ne dañoo am baralon ci aras. man loolu tamit jaaxal na ma bu ñu divorcé mardi mercredi mën nañ amaat jëkkër des fois sax da nga naan ñii est-ce que dañoo tegoon gars yi à côté pour divorcer non en fait doo comprendre. am na ñoo xam ne yow depuis jamonoy maam ba léegi ñu ngi fi alxëyri mënuñu koo dégg.
loolu tamit commentaire dafay reetaan commentaire boo duggee si commentaire kaawu Mbathio da ngay reetaan da ngay gis ay ñoo xamante ni dañuy waxee ak xol. da ngay gis ñuy ŋàññ ci ñenn ñi xale góor yi di wax que ni waxuma kenn nag baaxul wala na mu mel. dañuy wax que ni ñoom ñoo bëgg nit ñu siiw ñi ñoom ñoo bëgg di takk nit boo xamante ni amaana complexe la ñu am c'est ça dañu am complexe boobu am na loo xamante ni ñoom ñoo ko bëgg da ngay gis koo xamante ni dafa toog ci pojju ndayam comme dañu koy xëy saa su nekku demul dikkul mais xale góor yi dañuy préférer tant que newoo ci showbiz bi mi ngi noonu amoo tur génnoo ci téléfilm yi xeesoo ba ñu naan xeesaayam ba yaa ngi dégg wala nga jongama ba ñu naan na mu mel du ñu la takk bu dee dangaa ñuul ñaaw ba mel ni Eva kenn du la lijjanti xam li mu la wax léegi il fallait que nga am benn statut boo taxawee ñoom ñu soog laa takk ce qui veut dire que ni intérêt la ñuy sëyee léegi même góor ñi sax soit danga naan ki ma takk siiw na parce que loolu nga ci jublu mais complexe démb rek laa ci waxtaan ak sama benn sœur góor ñu siiw ñi ka muy artiste bi way ka muy musicien bi kiy tëgg ka muy journaliste bi ka muy leneen ak leneen dañu am complexe takk koo xam ne xamuñu ko te pourtant am na ci ñoo xam ne takk nañ ñoo xam ne kenn xamu leen le cas wala takk nañ ñoo xam ne xam nañ leen te pourtant ñu ngi ci seen sëy ba léegi di sëy le cas de Wally Seck Soxna Aïdara macha allah ba mu toogee ba tey jógul kenn mësu ko déggal dara bu ñu ñëwaatee ci li nga xam ne mu nga wax sànq mu di le cas de Mbathio Ndiaye ak Baye Niass Ndiaye photo yooyu boo xoolee yaakaar naa ne doonu woon loo xam ne war naa mën a doon lu ñuy fàttalikuwaat mais li ñuy wax Sénégal du fàtte dara sénégalais du fàtte dara gis nga boo nekkee ci jàmm mën na am loo xam ne fàtte nañu ko mais il suffit que lu ndaw dalaat la dañuy ñëwaat ci sa passé sulliwaat la fa jotoon jàll yaa ngi koy wax léegi ci ay commentaire da ngay gis ñu koy commentaire al Mbathio ndax li ko daloon waru mën a tax mu toog ci sëyam parce que boo xoolee bi ñuy waaj a takk Mbathio jotoon nañ fi def ay révélation que Baye Niass Ndiaye mii la doon yónnee photo ya moo taxoon li ko daloon dal ko kon Baye Niass bu ko takkee mën naa jàpp ne que amour amoon na seen diggante suturaal nit am na seen diggante maanaam siggil nit tamit mën nañ ko fa jàpp parce que yow bu fekkee ne que ku jigéen ki yow la doon envoyé ay photo ba photo yi fuité tasaaroo ci réseau yi dégg na ci lu ne wax bu ñaaw bu ne dégg na ko ci peut-être ñoom ñaar ñoo ko sekkoon donc bu ko takkee man dama naan c'est normal comprendre nga mais Mbathio comme ni nga ko waxee waroon na mën a boole lu ko neex ak lu ko nakari mu toog ci sëyam man awma conseil bu may jox kenn jusqu'à dañuy analyser ak suñu xel amaana li ko dal tey jii mën na dal keneen ak keneen ak keneen gis nga sëy bu tas yàlla moo ko bindee ci aras bu yàlla ne di nga sëy ak fukki góor di nga sëy ak fukki góor yaa ngi dégg yàlla dafa bind sëy bind tas waaye tas moo ko gën a moom la gën a bañ. est-ce que nekkul wax jooju tamit ñenn ci ñu jigéen ñi dañ ciy abusé parce que suñ ne yàlla moo bind sëy bind tas yàlla bañ na ko sax ba mu ko bindee daf ci tekk ni moom la gën a bañ ci lu mu daganal donc nekkul loo xamante ni yàlla même bu ko dagalee tamit lu mu bëgg la parfois nga gis xale yu jigéen ñi comme li Diary Sow wax ko ni lu mu bindoon ci livre bi que ni li nga xamante ni mooy virginité am fardeau la ci moom donc pour man am na jigéen ñoo xamante ni dañuy dugg ci sëy uniquement pour tijjeeku bi mooy lan genre du waxuma le cas de Mbathio parce que loolu leneen la ak Amina Poté loolu leneen la. yow divorce yi de façon générale nga parce que boo xoolee fan yii passé defoon nañu fi benn rapport boo xam ne publié woon nañu ko lu ëpp ñaar téeméeri sëy ak juróom benn fukk par bés di tas par bés donc loolu boo toogee def analyse bi def sa jàngatu bopp yow doo comprendre lan mooy tas sëy da nga des fois da nga naan tribunal boo fa demee problème mu sëy kese moo fa am effectivement mën nga ñëw ñu dugg ci sëy quelque temps après 2 mois ñu tas xam nga sénégalais moo am habitude boo xamante ni boo sëyee ba tas rek am nga sa liberté bopp bu bees maanaam ñaata jigéen ñoo fa sëy ba pare amaana ñu am ci benn doom amaana sax duñ ci am doom dem génn seen kër baay dem jëli appartement dëkk fa am na jigéen ñoo xam ne tey ba ñu leen di takk seeni jëkkër fekkuñu ci ñoom dara mais dañu bëggante amour bu naturel gis nga moo tax dafa am intérêt bu lal sëyu léegi moo tax sëy yi mënul dem parce que boo xoolee révélation yi ñu def ci côté Mbathio Baye Niass dafa doon fay appartement Mbathio 800 000 francs lañ doon fayee seen appartement après coow li juddu yëpp ci la ñu commencé def révélation yi te pour man mënoon naa ñàkk gis nga lu ñuy wax ku dee ci marché yaa tàgge sa bopp
yàkkamti woon nañu problème bi am ba ñu commencé di gëstu lan moo andi coow li te sëy boo fi dégg célébrité boo fi dégg mu tas nit ñi nañ lijjanti kii lan moo tax mu tas que ci muy mbokk ku góor ki ka muy mbokk ci ku jigéen ki kenn ku nekk da ngay fexe défendre sa côté lépp loo mën a yàq lu ñaaw sa partenaire pour yow sa tasader di nga ko def parce que bu ñu demee ba coow am ci ay violence conjugale di ci am ay menaces di ci am génne paaka di ci am ba tribunal pour man loolu waroon na mën a ñàkk te boo xoolee yëpp niñ ko révélé que problème mu xaalis la 800 000 francs appartement Mbathio doon joxe 300 000 Baye Niass di joxe 500 000 ba ci sax ki def révélation yi nee na Baye Niass yoreel na Mbathio 10 millions 800 000 francs comprendre nga donc man daal sama gis-gis pour le cas de Mbathio ak jëkkëram donc dañuy wax ci célébrité yi de façon générale bu ñu nee nanguwuñu sëy am na ñu ciy sëy mais nag boo bëggee boolee nuñ koy waxee jàmm woqatoog tëggee tama loolu mënul nekk booy sëy da ngay xam ne da ngay sëy boo dee jigéen nga mu gis takaay li ci jigéen jigu ci góor Baye Niass Ndiaye bu ko neexee suba mu takkaal jabar mais bu dee jigéen boo sëyee sëyaat tas ñu baatal la surtout nag bu fekkee ne que avant ñu lay takk am na lu jotoon jàll ci sa ginnaaw loo xam ne déjà am nga passé boo xam ne dañ naan ko jotoon nañu wax ci sa der lu ñaaw am na ci bari boo ko moytuwul te fi ne nii suba buñ ko gisoon ci benn boîte ñu ne kat lii moo tax sëyam tas te amaana demeewul noonu pour le cas de Amina Poté gis nañ bi ñu koy takk xaalis ba ñu sa dugal baatare ba foofu damay tënk rek ba tey damay ñëwaat ci ñuy nëbb seen vie privée gis nga fii li ñuy wax cat dina jiitu nit ba ci biir bàmmeelam du ma ne nag bu la góor mayee bul fësal lum la may parce que yàlla dafa ne duur bu ñuy takk sëy nañu ko fësal parce que sëy dafa bokk ci yàlla li yàlla gën a bëgg ñu takk ko te noonu yoon la pour ñu fësal ko mais seen vie privée yi ñuy exposé tant que bàyyiwuñu ko cat na ci dugg góor ñi nañu yërëm jigéen ñi sëy te yàlla tax waaye tam fen yi ñuy takki sëy tant que bàyyiwuñu ko sëy du dem ndax olof dafa naan lu ay fen takk dëgg moo koy tas en plus nag nekk li nga xamante ni rek mooy célébrité dafa yombul siiw ba ñëpp xam la ba tax na saa su nekk rek ku nekkay daw du la utal si ku ci mel ne kaaw du Amina Poté bi mooy ñetteelu jëkk borom këram du ma ko jox faute bi parce que saa su nekk rek am na ko def yu pendo yi bi paa bu amaat jëkkër bu ma kenn yedd ñaanal leen ma rek mooy c'est ça parce que nag neexul ci xol ku ci nekk rek boo amee jëkkër ñaan nga yàlla mu suul la wala nga suul ko ba tax na divorce yi nekkee nii bu kenn yaakaar ni ñoo ko tey wala ci seen dañoo nekk man mbaw jàpp naa ni mbir la boo xamante ni dafa bokk ci ñoom seen góor ñi dañoo doy waar dañoo lëndëm la dañuy ñëw fekk la nga siiw nga nekk stable et tout ñu wax la def loolu lu nekk ba nga dugg si après nga xëy ñu wan la beneen kanam boo xamante ni doo comprendre mais woykat yi fecckat yi jigéen yi mën naa wax ñu siiw ñëpp am nañ complexe aussi sëy ak benn libaas ba nga xam ne moom salaire am ci 50 000 francs 100 000 francs lay toll comprendre nga dañuy am complexe boobu donc dañuy yóotu loo xamante ne nii après li ngay xaar bu fa nekkul tamit sëy ba day tas qu'on se dise la vérité mi ngi noonu xam naa mbirum sëy moom ak buñ ci doon wax fii ba suba duñ fi jógee ba tax na rek dañuy jàll ci nga xamante ni mooy Niakharañ Lo moom le signataire du peuple jamono ji ñu nekk nii nag dañu ko daal di duut baaraamu tuuma rek ci li nga xamante ni rek moo dal Balla Gaye maanaam defetam bi ki nga xamante ni nag mooy Bécaye Mbaye ak doomam dañ na rek ñoom naam tudduñu tur sax waaye nag soo dégloo rek da ngay xam que ni boobu lay wax nag Niakharañ Lo moo ko moom doy na borom xel ba tax na moom it Niakharañ Lo rek génn na def ab sortie rek daat leen di tontu wax ni moom mënul kenn wax ni moom ak Balla Gaye wax seen jaar-jaar seen xamante ak seenu xaritoo ba tax na rek nee na moom umul kenn nañu bàyyi wax ju salte jooju nga xamante ni rek ñu ngi koy wax jamono ji. xam nga làmb dafa tëddee noo xam ne. boo amee victoire. yow boo amee victoire amaana mbër mi def na ay faay mais duñ ko gis. boo amee défaite ñu bëgg a lijjanti. daka la def ba am défaite. Le cas de Niakharañ Lo boo xoolee dernièrement mën naa ni que def na ay quelques plateaux télé pour def ay révélation ci digganteem ak Balla Gaye Niakharañ Lo ku ko xam Modou Lo nga ko xamaloon parce que peut-être looloo tax problème yi ci am yëpp am ci après Niakharañ Lo di dégg yenn wax yi ba mu jaral ko muy toog di tontu Niakharañ Lo tuddul Niakharañ Lo Xarañ Lo bi Xarañ Lo Modou Lo la gis nga ko déjà mi ngi toog di expliquer lu waral Xarañ Lo bi que ñoom ñaar ñoo bokk koñ parcelle la ñu dëkk mais foofu noonu dama naan que Niakharañ Lo assumé wut gis nga bu lekkee alom na ko gërëme cooy Niakharañ Lo bu demee tey ba ñi naan Niakharañ Lo c'est grâce à Modou Lo peut-être nag coow du ñàkk ci ay diggante Niakharañ Lo lu ko yóbbu ca Balla Gaye xamuñu
mais boo xoolee nu mu expliqué mooy que ni moom dafay liggéey nekkalu fi Modou Lo nekkalu fi Balla Gaye kenn ci ñoom ñaar ku ko soxla dafay dem si nappal la yaa ngi dégg. et puis moom leeral na sax nee na Modou Lo mooy mbërëm mais Balla Gaye xaritam la et puis nekkul tey rek la daal di ànd ak moom ci combat am saa su nekk daf koy yóbbu ci combat lu ci bari bu bëriwut ak Modou Lo. dem na ba wax ne sax moom ak Balla Gaye yàgg nañ ndax am na jamono joo xamante ni Balla Gaye Gris Bordeaux toni ba Balla Gaye soree ngir tuusee ko moom moo ko jëloon yóbbul ko Balla Gaye. parce que boobu Balla daan na boobu Balla voilà complicité amoon na seen diggante man nag foofu man gisuma lu tax ñu war faa duutu baaxaamu tuuma ki nga xamante ni mooy Niang Xarañ Lo. parce que boobu Balla daan na. waruñoo mën a gis moom su dikkee defet la rek. voilà defet su ñëwee defet la comme tey ji élection yaa ngi jub si ma jox la benn exemple. ñu jël Go Faye Parcelles Assainies Moussa Sy Parcelles Assainies comprendre nga. mën nañu dem jëlal Go Faye ay image am mën nañ jëlal Moussa Sy ay image am comprendre nga. mais bokkul ñu ni bu boobaa sa yoon du ne ci ay cummikaay da ngay dem filmer ñëw dugal. par rapport ak làmb dafa fiir surtout dañ naan ci côté cumbukaay boo waxee ñu ne làmb aada la ak cosaan gis nga koo wóoluwut bu ko jox sa yére koo wóoluwut bu lekk-lekkam affaire cumbukaay làmb moo fiir ba en général bu ñu gisee ki nga xam ne bokkul ci ñoom ñëw di yor yenn bagages yi dañuy laaj on se pose la question kii lu tax lii du n'importe qui la ñuy jox seen ay cummikaay ñoom mbëri du n'importe qui moo leen di jege du n'importe qui la ñuy waxal surtout nag ci période boo xam ne ci la ñu war a bëree mais erreur bi ñu njëkk a def foofu mooy nan lañ mën a boolee Ketchup ak Niang Xarañ Lo te ñoom ñaar juboowuñu kenn ku ci nekk di war a mën a sinap sa bopp. révélation yi ñu ci defaat après mooy am nañu jege Balla Gaye ñoo xam ne bëgguñu Balla Gaye daan Aziz Ndiaye gis naa ko muy expliquer yenn tuuma yi nga xam ne moom it teg nañ ko ci wetam ne Aziz Ndiaye waru mën a am foo xam ne mën na fa àgg ak Balla Gaye naam mën na ko gérer ci côté xaalis mais côté cummukaay wala côté di jege Balla Gaye ci buñ ko joxee avertissement wala mu ñëw wut ku ko jege ku ko sës comme na ko père Balla Gaye 1 doon defee que bu Balla Gaye amee benn erreur bu mu def wala mu génn ci touche yi wala arbitre jox ko avertissement mu ñëw sëgg ci Balla Gaye 1 mu ni ko defeel nii Aziz Ndiaye mën loolu boo xoolee ñiy jàngat làmb am xam-xam bu màcc ci làmb def nañ jàngat boobu moom itam génn na ngir leeral parce que Aziz Ndiaye ak Modou Lo Aziz Ndiaye ni mu mel ak Modou Lo noonu la mel ak Boy Niang noonu la mel ak Balla Gaye 2 des fois même da ngay posé wu la question moom Aziz Ndiaye fan la far. comprendre nga mais ñu ci bari waaw ku ko xam ko ak Balla Gaye 2 defet am na Niang Xarañ Lo le fait que muy défendre boppam man ànd naa ci ak moom. effectivement man loolu laay wax. gis nga fii. ñoom ñiy wax Niang Xarañ Lo ñëpp ku ci nekku ci bu gudd bi yaa ngi ci ba gàtt ba ñu ne Niang Xarañ Lo dafa am sobe warul jege Balla Gaye warul. defet moo ñëw gis nga Niang Xarañ Lo bu wàcce wane kaamil jour boobu Balla waree daanu dafay daanu li mu leen wax amaana que Balla Gaye moom def na ay révélation yi boppam wax na ne dafa feebaroon jël moo ñëw mu daanu et puis sant yàlla amaana peut-être comme ni mu ko waxee jël ba mënoon naa gën a ñaaw nañu bàyyi doomu jàmbur Niang Xarañ Lo dafay liggéeyam comme la ñuy wax rek ay affaire sobay sax maa ngi ko ciy doogay dégg mais lu ñuy mën ni wax rek defet moom su dikkee rek defet la ba tax na Bécaye Mbaye loolu moo wax nag amaana tamit am na loo xamante ni te ñaar doo fut de ñaa fu daraam nekkul du fa am ñaa dafay liggéey de waaw mais bien sûr moom wax na ko sax leeral na ko ci sinabam boobu mu yor dafay liggéey de moom la yor faraluma ñaa faraluma kenn mais mënuma d'accord ak nit bu nga xam ne mu ngi liggéeyam ñu koy attaqué naan waru woon def lii comprendre nga bu fekkoon ne que Balla Gaye amul lu mu sekk ak ñaa du ko woo mu koy sinap peut-être wala bu ñaa li muy def neexul woon sénégalais yi kon ba tey fay na beneen ñaa la ñuy wax effectivement ñu daal di jàll ci lamb jekk Niang Xarañ Lo ak Balla Gaye ñu daal di dem ci ki nga xamante ne mooy délégué Amar na ku ko xam jamono ji xam ko ak ki nga xamante ni rek mooy Wally Seck ba tax na nag jamono ji mën nañ koo duppee sax avocat Wally Seck ndax képp koo xamante ni rek jóg na ngir daal di fakastaloo ki nga xamante ni mooy Wally Seck rek moom délégué Amar daf ciy jóg dox ci ba mu jeex tàkk xeex bi ba tax na récemment rek gis nañ muy attaqué ki nga xamante ni mooy Moustapha Dramé ak ki nga xamante ni mooy Sidi Diop ci soxtam yi mujj yi rek ñu ma ngi leen di yàq lu mel ne keteme yàq na leen daal wax na leen lu ko saf moom toog jàpp njaam mu nekk mbir mu doy waar mais bi ma ci gën a marqué mooy le cas de Moustapha Dramé ak révélation yi nga xamante ni ki nga xamante ni mooy délégué Amar def na ko si moom Eva. waaw délégué Amar c'est un frère pour moi je lui salue de passage maa ngi koy nuyu bu baax a baax Darmanko bi nit ku baax la yaa ngi koy wax léegi que képp ku
bëgg a fakkasal Wally délégué Amar amul fakkasal de moom il suffit que nga tudd Wally mu attaqué la parce que moom comme ni mu ko waxee woon man jot naa jàkkaarloog moom ci émission boo xam ne waxtaan nañ ci moom nee na mbëggeelam ci Wally toll na ko foo xam ne képp ku wax ci Wally te waxoo ci lu baax dal na ci sa kaw comme ni ko Adamo defee ak lépp lu mu laaj même bu dee ba kanam da ko ciy def moom daal diina jeeg jamono ji la boole moom délégué Amar nee na kuy dund da ngay def yëfu kuy dund boo ca noppee pare nga ci ndax kenn xamul luy xew ëllëg diina ak jamono moom comprendre nga ndaam ñu ngi leen a bàqante la waaye nag diina moom yaakaar naa boo ci nekkee waaye ba tey choix am la mais ñu ñëw ci kaawu délégué Amar ba tey wax ci moom naam nag ku ci nekk am nga droit far fu la neex parce que showbiz dañu wax dafay am ay parti ñii dañuy nekk fii ñii nekk fii amaana sax nag ñu ngi koy defee ci jamono ji anam bu salte ku ci nekk rek di gañ sa morom ku ci nekk di wax sa morom lu ñaaw entre ñi nga xamante ne sax ñooy ndeyu mbi ligi doo leen dégg ñu wax muy Sidi Diop Wally Seck ak kum ci mënti doon ñoom ñi ngi leen wër ñooy wax léegi ki nga xamante ni nag mooy délégué Amar wax lu rëy ci Moustapha bay wax que ni rek saa su nekk rek dañuy tase foofu ci Mixa mu ànd ak ay driyankeem dem na sax bay tuumaal ki nga xamante ne mooy Moustapha soi-disant tuumaal laa ko mën a waxee ne dafa bëgg ci benn lobby boo xamante ne lobby bu doy waar la te lañ fay def amul dara lu fa dippoo ak suñu diine. waa jaara tey boo noonu ma Eva gis naa la ponti dama naa la noo def ba gis ma fa après mu jeex noo def ba gis ma fa toogoo sa kër yor sab seetu di ma seen ponti mais Mixa tamit ab site la rek boo xamante ñëpp fay dëkk. waa léegi moom précisé na ne dafa gis Moustapha Dramé ak ay driyanke maanaam ay jigéen ñuy def naka su dul noonu. dem na ba ne yor na benn vidéo boo xam ne Moustapha Dramé ni ñu koy gisee mu naan ñu naan ko yàllaay kase. ñu ne jigéenu kase la moom da koy duppee jigéen kase mu nekk mbir mu doy waar boo xamante ni nag mi ngi noonu ki nga xamante ni mooy Moustapha Dramé ak délégué Amar jamono ji tàng na. déjà dañuy ñëwaat ci jikko yu yàqu yi. waxalante yu ñaaw ak ni ñu bëgg a jàppee réseaux sociaux yi. muy xeex bi xeex la ñu bëgg a jàppee képp koo xam ne tey def na la lu ñaaw wala lu la metti wala nga bëgg a defanteeg moom bala nga am jaam toog def sa vidéo yàq ko ci lu mel ni xeme maanaam ñun internet léegi ni ñu ko bëgg a utiliser. dugguñu ci pour jàng dugguñu ci pour xam-xam. dugguñu ci pour defar jikko yi pourtant tubaab yi ko créé ñoom ñu ngi ciy liggéey mais ñun dañ ciy dugg uniquement pour yàkkante xeme yàkkante wax sa moroom lu ñaaw. délégué Amar dama naan ko foofu def na erreur. bu fekkee ne que gis na Moustapha Dramé di ànd ak ay diryanke Moustapha Dramé la concerné viom la. jaara fii tey dama lay wax dara de gis nga réew mi yàlla bu jekki woon jekki guddi doon bëccëg non da ngay dar sa gémmañ wala nga jékki-jékki xam ku la yëkkati da nga gis loo xam ne da nga naan ndakete lii am na. ka muy sëriñ si muy ñett ci showbiz bi. muy keneen ak keneen kenn ku ci nekk li ngay def yow la concerné. effectivement vie privée jàmbur Moustapha Dramé boo àndee ak ay diriyankeem dem cité Mixa xaw ma feneen ak feneen waa délégué Amar lu mu fa def ba gis Moustapha Dramé. amaana fa la dëkk tamit nag. et puis délégué dafa am fit dafa neex. non moom yemale ko sax yooyu muy def noonu yemale ko sax ci Moustapha Dramé rek ki nga xamante ni mooy Sidi Diop tamit mu ne la ko yegg. mu mel ni nag parfois tooñ daf ci am. mais showbiz bi nag gars yi noonu lañ ko jàppee de. xeex la de lu xeex la mais xeex boo xamante ni nag xeex bu salte la parfois. parce que man délégué Amar xawma ko mais parfois damay dégg ci ay wax yoo xamante ni nag vraiment dama naan c'est pas la peine jaru ko. et puis moom dafa war a moytu sax parce que famille bi mu bokk aussi. ci lu baax rek lañ leen xam. le cas de Cheikh Mouhamed Amar yi gis nañ peut-être ni ñu liggéeyale Sëriñ Saliou ba yàlla may leen tey jii lu mu leen may. donc war nay mën a moytu n'empêche que day boole diine ji ak jamono ji moom frère am na ñu ci bëree bëri bu ci dugal sa bopp. effectivement Wally bëgg nga ko ku ne gis na ni nga ko taxawoo fu Wally dem yaa nga fa mais dafa am loo xam ne bu fekkee da nga di ndaw tekki dara ci réew mi. bëgg am fu ñu la war a mën a xaar ëllëg am na ci détail yoo xam ne bu ci dugg. effectivement ñu desee ci temps nag bariwul ba tax na li ci des rek dañ koy tënk. ak mariage Fadel bi ak Ngaaka Blindé jamono yi si ginnaaw sax gis nañ Fadel weddi lu ni mel wax ni diggante ma Ngaaka dara xewu ca ñoom ñaar Ngaaka mën na koo jur ba tax na Fadel sa jumelle la de xam ngeen nuroo de. waaw saa su nekk dañ ma koy xaw a c'est moom daal. est-ce que du Fadel laa toogal di sax. non jaara nga toogal. jaara Saaliw nga toogal fii ba tax na Fadel moom it saa su nekk rek dafay weddi lu ni mel waaye ba tey rek am na ñuy firndeex ne loolu relation boobu lu am la. ba sax mariage ba ngay waaj a dox ci seen diggante. ah suñu natango yi de di seen buzz sunu ga. Sénégal
non Buzz Sénégal. ñoo ko bindati nee nañ dans quelques jours Ngaaka Blindé dafay takk Fatel Sow comme nag Sénégal fii. mais lu war a mën a nekk sax. waaw mais au fait li may wax sànq rek mu ngi bëgg a ñëw ku ne am nga droit takk ku la neex. man de dama leen di ñaan ngir yàlla ñoom ñaar mosuñu nangu afficher seen relation. nañu ko bañee woon. kenn ko ci nekk ne sa moroom jëlu la. Fatel yàggul dara gis nga ko mu démentir ko. bu fekkee da koy takk na ko def ci sutura bu ñu fësal ay dot n'empêche que kuy takk nit nag sa quelques xarit dinañu ñëw ñàkk bañ a siiw waaye nag. ñu ci bari ñu invité ko waa sëy ko ci discret. voilà comprendre nga voilà te di leen ñaanal jàmm bu dee sëy boobu am na yàlla na ci yàlla def jàmm sëy bu am jàmm sëy bu ñu tudd bokk tënkee ci aras. parce que Ngaaka sénégalais yi bëgg nañ ko Fatel aussi sénégalais yi bëgg nañ ko nañ ko sëy sëyëb xale rek. nañ ko sëy sëyëb xale bu fekkee am na boobu lay information nag comme nu mu ko waxee sànq rek waa ba Sénégal rek ñoo ko daal di fësal. wax ni rek ay fan yu néew rek dinañ gis boobu lay mariage ba tey rek ñu ngi koy xaar. ñu daal di koy jeexale ak ki nga xamante ni mooy kaawu Aïcha Ly mi nga xamante ni rek dafa réeroon. jamono ji yëpp nag ñi ci doon ci commencé di ci am ay jiixi jaaxa xam nga ñun nag Sénégal saa su nekk rek dañuy am ay kaaw ñi nga xamante ni dañuy réer yoo xamante ni dañuy perturber Sénégalais la kaa da Diary Sow ak fa mu mujjee réer gi lañ war a bàyyi mooma jaaxal kaawu Diary Sow kii nag Aïcha Ly nag ginnaaw ba mu réeree ci semaine passée rek feeñ na foofu sa Côte d'Ivoire mu nekk mbir mu doy waar boo xamante ni rek jaaxal na ñëpp. moom nag yaayam def na ay révélation wax na ni sax ba mu déggante ak doomam nee na ko xaw ma sax lan moo ma indi fii ci Côte d'Ivoire mu nekk mbir mu doy waar Eva. waa Diarra Aïcha Ly ab étudiante la université la nekkoon. gis nañ fii ñu doon def ab publication comme quoi que dafa réer ay mbokkam. quelques jours après. ñu wax ne que feeñ na mais Côte d'Ivoire la feeñee. muy lu tey xel lan moo ko yóbbu Côte d'Ivoire yaay ji mu ngi expliquer ginnaaw bu mu jokkoo ak ñenn ci suñu ay naataango ngir leeral naka la def ba gis doomam jour bi ñu koy wàcceel kaamil ci li yaay ji wax nee na ci la jékki-jékki woote téléphone. ne ko yaay man la yaay ji ne ko foo nekk mu ne ko xaw ma fu ma nekk yaay ji ne ko numéro Côte d'Ivoire nga ñuy woowee. après yaay ji woo ko appel vidéo pour mën a xam ndax doomam lay waxal carrément laajte nañu ba sonn mais nee na xamul fu ñu ko jaarale xamul ndax vol la jël xamul ndax ci yoonu suuf la jaar xamul ndax dara donc loolu aussi dafay tey xel par rapport ak yenn cas yi nga xam ne bu ñu ko fiy dégg en général. ci jigéen ñi réer ñu ci bari dañ naan dañuy fàq ñooy demal seen bopp. yaay ji itam laaj nañ ko kañ la Aïcha Ly moom di ñëw mu ne xamu ko parce que comme instant bi enquête bi mi ngi en cours. L'essentiel que mooy doomam comme mi ngi ci jàmm sain et sauf mi ngi ci benn tonton Côte d'Ivoire ñun itam mënuñu ci xuus mais ak lu mën a xew yenn cas yi nga xam ne moom mooy faral di am ay réer sénégalais yi di ci bàyyi xel di ci inquiété wu donc mën nañ jël exemple le cas de Diary Sow ak gis nga actuellement fi mu mujjee bu fekkee jigéen ñi ñoom ñuy dem ci seen coobare bopp pour man waruñu mën a teg yenn problème yi seen parents yi xam nga bu fekkee ne que aussi itam ci neneen la ñu demee donc comme enquête ba ngi en cours donc loolu duñ ci mën a sori dañuy bàyyi rek li nga xam ne moom moo di enquête bi peut-être voilà dinañ mën a xam lan moo nekk ci coow loolu ak Aïcha Ly fan lay mujjee. voilà mi ngi noonu lu nekk ci loxoy yoon moom da ngay bàyyi yoon mu daal di doxal rek ba tax na rek foofu moom du ñàkk que ne ay fan yi jëm dinañ gën a xam luñ ci leer. ba tax na amee internetu Sunugal 24 loolu lañ leen indiloon ci xibaar yi tey ji lu soxal li nga xamante ni mooy mbirum people. di tàggatoo rek ba beneen yoon incha allah. waaw Diarra amoon mbégte bu baax a baax di ànd ak yow ci actualité people Sunugal people laata may tàggoo nag damay nuyu. Paul sama xarit ba doomu yaayu mag di Paul borom Dubaay waaye gis naa ni ma def du ma ci boole samay wax Paul xam naa li may def Paul yow xam nga lu ma la waxul donc ma nuyu bu baax a baax Serigne Cheikh Niane aussi moom wax dëgg yàlla li muy def ni gis nañ ko ci côté social dañuy wax kuy def lu baax wax ko pour encourager ko pour ñeneen ñi nga xam ne voilà ñoom itam yàlla may na leen ñu mën a dimbali doomu aadama yi ci xam-xam ci koom ci lu mu mënti doon gis nañ li nga xam ne moom lay def ñu nuyu bu baax képp koo xam ne rek bàyyi nga ñu xel ci biir Sunugal 24 di leen sant di leen gërëm ma sœur adorée Diarra di leen waxal rek duo de choc bi ñëwaat na non man du ma wax de dañuy wax duo de choc bi ñëwaat na dañuy pëndal merci beaucoup kontaan naa
maa la gën a kontaan comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ami internetu Sunugal 24 Sunugal people la woon ni lay demee saa su nekk way leen duñu topp ci seen site d'information bu mag bi le di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah. ku ne xam ne ni yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax